Miss fukki fan ak juróom benn ci weeru janvier atum 2020 RFM matin 8h jot na ba tegal xabaar yi ci wolof ci gàttal ànd ceeg El Hadj Assane Guèye asalaamaaleykum El Hadj. waaleykum salaam Hadj Babacar ñu ziar ñëpp ñu ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp xibaar yeeg chambre criminelle cour suprême bu Ndakaaru di sëgg tey ji ci dossier tey bu Ndiaye ñeenti at ginnaaw daan gi tegu ci kawam moom mi nekkoon di jamono jiital cadastre bu Sénégal di juróomi ati kaso CREI yi defoon lu ni mel mu defoon lu jëm ci wàllu cassation ñuy xaar kon dogalub tribunal ëtt bu kawe boobee pétrole ak gaz bokkoon li gën a fës ci ndajem conseil des ministres démb ca palais ba njiitu réew mi président Sall nommé na fa ay borom mi xam-xam ci wàllu secteur boobee ñeel ñaari bànqaas di filialu Petrosen ki ambition sax di li nga xamante ni bëgg na ko ngir ak coppar ñeeg ëllëgam daan ci ànd ak yéen ci xibaar yi wàllu mbay mi ak tiitaange gu ci CNCR am ak tolluwaay jafe-jafe baykat yi ñeel leen ndax ñu gis campagne bu jaarul ci yoon ku moywul daal ñu ne yooyu baykat ami tolof-tolof ci campagne ak seen dund di wàllu vivre de période soudure gi sport gi Cheikh Tidiane Diagne la ñu ci àndal wàllu culture ak soxna Anna Rocha yéen kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye ci technique bi Abdou Thiam tey bu Ndiaye nekkoon ni jamono njiital cadastre ci Sénégal moom ci kanamu cour suprême ay mbiram di dossier am alxamis tey jile moom ancien directeur bu cadastre kon dugaloon li nga xamante ni mooy ak càkkuteef di pourvoi en cassation ngir daal di niilal wala ak coppar ñi niil daan bi nga xamante ni ci njëlbeen moo tegu woon ci kawam tukkee ci CREI yi di juróomi ati kaso ci atum 2015 ak léegi mu ngi ci liberté provisoire ñu fàttali rek ne moom tey bu Ndiaye ñu ngi ko toppee lu jëm ci wàllug pay gu mu warloog état Sénégal ndàmpaayug ñaari milliards ak genn wàll leerali soxna Fama Dione. fukki fan ak juróom ci weerum novembre ci atum 2015 tey bu Ndiaye ñu daan ko juróomi atu kaso ak alamaan bu ëpp ñaari milliards ci suñuy koppar loolee nag CREI yi def ko ci la ñoo duppee mbiru alal ju lewul ja. CREI yi nag yemul woon foofu sàkku woon na ay bien maanaam loo xamante ni moom tey bu Ndiaye moo ko moom ñu jël ko teg ci loxo bokk na ci benn kër goo xamante ni ma nga ci Almadi ba ñu ko xaymaa nag njëgam ëppoon na benn milliard ci suñuy koppar ci atum 2017 ay avocat am déposé ab pourvoi en cassation recours boobee nag tax ba tey bu Ndiaye mën a téye kër gi nga xamante ni bañ ko xaymaa ëpp na milliard te CREI yi bëggoon koo teg loxo ak fukk ak juróom-ñett yeneen i bien waaye nag fukk ak ñaar yoo xamante ni turam moo ci nekk te fekk ni nguur gi moo ko moom et CREI yi nangu na ko ñeenti at nag ginnaaw loole tey alxamis fukki fan ak juróom benn ci weerum janvier cour suprême nar a waxaat mbiri tey bu Ndiaye. jërëjëf soxna Fama Dione accident bi nu ñuy signalé ci yoon wi di Kaffrine Nganda ci booy toll ci dëkk bi di Katakel benn woto transport en commun yi ne duppee 404 mbaar yi ñoo moo fa mbëkkanteeku camion benn bu paanoon ci yoon wi am na ca ñaar ñu ami gaañu sonn lool ba nu rawale leen hôpital bu Kaffrine muy xibaar bu nu suñu naatangoo ca gox ba yeggee Oumar Ndiaye. ci wàllu xibaar bokk na ca fu nga xamante ne mooy poste mandat douane ca diwaanu Kolda foofee gendarme yi ñoo fa daal di gàntal pexe ñu fa bëggoon a rawale ay ëkki garab ci gën a leeral bois de veine bi fukk ak ñaari saret yoon téye nañu ko ci ak ñaar fukki ëkk ci wàllu woowee ñi nga xamante ne ñooy fukk ak ñaari doomu adama yi seen loxo taq ci boobu trafic nag dañoo xelu daw Abdoulaye Diallo ci leeral. ay éléments gendarmerie yi nekk en poste ca mandat douane ñoo teg loxo ci fukki charrettu mbaam ak ñaar te charrette bu ne yeboon ñaari tronc de bois de veine mu doon ay banta yi ñu sàcc ca àll bu Sénégal te doon leen jëmale en Gambie ay booru 2 heures du matin bi samba boo yi gisee waaye takk der yi ñu daal di daw wàcc seeni saret ak lépp li fa ne woon comme chargement noonee la gendarmerie daal di dajale loolu yépp laata ñu koy jébbal waay forêt yi nekk ca gox ba fàttali ne mandat douane dafa bokk ci commune Sinthiou-Koundara biir département bu Vélingara jëf yi ni mel ñooy firndeel ampleur wàllu sàccum banta yi ci bët saalum réew mi RFM Kolda Abdoulaye Diallo. jërëjëf Abdoulaye. ñu dem ba Bombay ak Babacar Diouf waxaat ci bilan bi nga xamante ni moo ñeel jàppante woon ci université bu Bombay diggante étudiant takk der yi bilan bi gën a diis ndax ñu ngi ni xamal ni lu jëm ci ñi nga xamante ñooy étudiants yi ñoom seen ak lim ci ñi amee gaañu yokku na mu nga toll jamono yi ci juróom-ñeenti blessé ñett ya sonn lool bu dee ci weti alkaati yi juróom-ñaari blessé ñett ya sonn lool Babacar Diouf. mu mel ni Babacar teewul ci yeneen jotaayi xibaar dinañ ci daal di kon ànd ak yéen RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróom-ñetti minutes. pour man RFM mooy rajo di gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor.
wàllu xibaar bokk na ci ndaje mu nuy xaar tey jii diggante ministre fonction publique soxna Mariama Sarr ak ñii di jàngalekat yi bokk ci mbootaay gi di G7 bu 10h ci kanam tuuti lay doon ñu fas yéene waxtaane rek fi ñu ci toll ci wàllu signé ga woon di protocole d'accord G7 nag ñu fàttali ne ñoom fas nañ yéene àllarba ji di ñëw daal di def débrayage bu nuy toftalab grève bu ñuy lawal ci bànqaas yëpp akub dox ci ëllëgu àllarba di alxamis ji di ñëw yooyu syndicat enseignant di wéy rek di sàkku ci nguur gu Sénégal ak wàccoo jëm ci accord dig déggoo seen digg ak ñoom démb ci ndajeem conseil des ministres ci palais de la république fasoon na ca lool mbiri pétrole ak gaz ci wàllu woowee président Sall daal dina présenté ñi nga xamante ni ñooy jëwriñ yi projet décret application loi bi jëm ci wàllu contenu local ñeel kon pétrole ak gaz beeg njëriñ li ci mën a daal di tukkee ci biir réew mi ki bànqaasam ci weneen wàll it lu jëm ci répartition di cëddale mi ñeel yooyu ngëneel war a tukkee ci hydrocarbures yëg tëralin yi ca war loolu lépp di lu nu waxtaanee démb ci ndajem conseil des ministres bi ak yeneen i ponk Pabal Gueye. daanaka lépp jàmp jamono ji ci gis-gisu njiitu réew mi Macky Sall ci conseil des ministres daal di ñaax nguur gi ngir ñu daal di baral jéegu yi ci secteur yu bari moo xam modernisation administration pénitentiaire waaye tam fexe processus adoption projet de loi d'orientation bi nga xam ne mu ngi jëm ci sécurité intérieure bi tam loolee lépp nag mu daal di koy sas ki nga xam ne moom mooy jëwriñ jër wàllum yoon beneen secteur boo xamante ne wax na ci mooy mbirum jigéen ñi ak ndaw yi lee njiitu réew mi Macky Sall di wax ne faw rek ñuy daal di xayma stratégie nationale yi nga xam ne moom la ñu amal ci lu jëm ci wàllum équité ak tollale ci wàllum genre ci benn wàll bi ci beneen wàll bi stratégie yi nga xamante ne mooy aar ndaw yi lee lépp rek ngir fexe ñu doon ñoo xamante ne dañuy dund ci anam yu mu gënee ci société bi suñu sukkandikoo ci communiqué bi lee ba tey ci li nga xamante ne bokk na ci li ko gën a soxal mooy wàllum xëy mi njiitu réew mi nag daal di bëgg gannaaw ba ñu barelee jéego yi ci création emploi yoo xam ne yu baax la te mucc ayib bépp liggéey boo xamante ne taxawal nañu ko ñu daal di koy rendre compte ci secteur bu mu mënti doon ci wàllum environnement bi nga xamante ne nag bari na ci yoo xam ne ay défi la njiitu réew mi Macky Sall daal nay sas jëwriñ yor wàllum finance ak budget ngir mu daal di joxe koppar yi nga xam ne moom la ñu soxla ngir daal di door yenn ci programme yi nga xamante ne moo gën a am solo ci nguur gi bokk na ci programme zéro déchet 100 000 logements yi waaye itam ak PSE vert ñu daal di wax ci beneen mbir boo xamante ne bu jàmp la muy procédure yi nga xamante ne moom la ñu war a tabaxee lu tolloog fukk ak juróom ci ay centre de formation waaye itam yeggali université publique yu ci mel ne Amadou Mahtar Mbow El Hadj Ibrahima Niass ak yeneen ci ay grand projet ci beneen wàll nag njiitu réew mi leneen li nga xamante ne yëkkati na ko mu ngi ko jëmale ci anam yi nga xam ne loolu nañuy yore bépp ressource buy jógee ci pétrole ak gaz ba tax na nag muy ñaax ki nga xam ne mooy jëwriñ ji ko yor ngir mu daal di joxe projet décret application loi yi nga xamante ne moo jëm ci wàllum contenu local waaye itam naka la ñuy séddalee li nga xam ne moom moo nar a tukkee ci exploitation pétrole ak gaz bi lee jamono yi nag mu bàyyi xel bu baax a baax ci société gardiennage yi njiitu réew mi Macky Sall nag jamono ji nag mu ngi artu ngir ñu daal di topp disposition yi nga xamante ne moo tukkee ci convention collective bu yees bi nga xam ne mu ngi tënk secteur gardiennage waaye tamit ak sécurité privée bi suñu sukkandikoo ci communiqué bi ba tey. Pape Balla jërëjëf ba tey ci ndajem conseil des ministres démb lu jëm ci wàllu mesures individuelles di dogali pal yi bokk na ca ak pal jëmee ci kii di Joseph Oufam Médou di mooy directeur généralu benn bànqaasu Petrosen di Petrosen EP SA ab filiale la fa Alaaji Manar Sall naka noonu mooy directeur généralu bànqaas beneen bu Petrosen di Petrosen Aval SA ñoom ñaar ñëpp di borom xam-xam ci wàllu secteur bu pétrole. kër gii di Petrosen nag ak i ambition di yéene gën a jëm ci kanam ak copparñiku ak gaz ak pétrole bi ci réew mi kër gi dem na ba am génne wàllu explorer gas defar wàllu hydrocarbure ba ci ay station d'essence Abdou Diouf Junior. li Petrosen na ma def dëgg moo di doon ab kër gu mag boo xam ne dafay am ay bànqaas yiy laal bépp xeetu liggéey ci secteur pétrolier bokk na ci mëbëtam yi gën a am dayo moo di mu fexe ba fileeg juróomi at yii di ñëw mu bokk ci société yu mag yi nga xam ne dañuy seet pétrole ci àdduna bi loolee nag mu ne daf ko nam ma def ci bitim réew muy doon buleet nag ab société pétrolière ci réewu Afrique yi daal di soobu ci li ni mel ingénieur géologue bi di Joseph Oufam Médou moom lañ ko dénk li ko dalee atum 2007 ba léegi moo nekkoon directeur de l'exploration et de la production bu Petrosen foofee nga xam ne mu ngi fay liggéey ci atum 1995 ba léegi ingénieur géologue boobule mu ngi génnee ci IST Institut des sciences de la terre bu université bu Ndakaaru nekkoon na itam chef de division banque de données bu Petrosen këru liggéeyukaay bu bees bii nga xam ne nag moom lañ ko dénk moom Joseph Médou li mu bëgg mooy daal di roy ci këru liggéeyukaayu Malaisie boobule nga xam ne Petronas la tudd moom dafa ànd ak Total ngir wër
pétrole ci biir réew mi am na ci pàcc yooyu la sax lu toll ci téeméer boo jël fanweer ya loolee nag bokk na ci li gën a wóor ci société yu ndaw yi ndax dafay tax su perte amee moom ay pertam du rëy waaye nag su xéewal tukkee ci boobu la seet koppar yi dafay bari am na nag beneen société boo xam ne ñu ngi ñuy xamal ne dina am muy Petrosen Trading waaye laata loolu taxawal nañu beneen boo xam ne mu ngi tudd Petrosen Aval SA boobee nag ñu ngi ko dénk El Hadji Manar Sall nga xam ni mu ngi amee ay lijaasaam ca HEC bu Paris moom nag nekkoon na directeur ci ay këru liggéeyukaay yu bëri ci wàllu distribution hydrocarbure rawatina fii ci Afrique conseiller technique la ci jëwriñ bi ñu dénk wàllu pétrole ak énergie fii ci réew mi am na société yoo xam ne moo ko taxawalal boppam nekkoon na itam consultant ñu ngi ñuy xamal ni itam Petrosen dina ubbi ay station service loolee yépp nag dafay firndeel ne ca cëppaandaw ga lépp loo xam ne laal na wàllu pétrole ca seet ga ba ca njaay ma Petrosen dina ci dugal loxoom. jërëjëf Abdou Diouf Junior. Mass Thiam bokk ci ñi nga xamante ni ak pal daal dina yëkkatiku tegee ci seeni yoxo démb ci ndajem conseil des ministres kon moom sëñ Mass Thiam moomee mooy léegi ki jiite unité coordination yorinuk déchets solides ci Sénégal di fa wuutu ci bopp kër googu di ICG Ousmane Ndaw njiitu réew mi ci weneen wàll sàkku ci ministre bi ñu dénk wàllu hygiène publique di cetal jëm ci askan wi wàllug dëkkuwaay di Abdou Karim Fofana ak it naatangoom bi yore wàllu environnement Abdou Karim Sall ak yëgoog lëngoo ci diggante ñaari yooyu ministère ngir gën a mun a indi cetal googe ñax gi yéene rawatina lu ñeel mbëbës ak la ko wër ak la ca mën a tukkee ne ay ngëneel ci wàllum xëy ñu waxtaanee mbay mi ak tiitaange CNCR bu ñoom dañu gis mbootaay gi ne ko mooy wul waa àll bi sonn ren ak li nga xamante ni mooy nawet ak campagne bu jaara di yoon moo waral ñuy yëglu ci assemblée générale bu ñu doon amal ca Kaolack Ibrahima Diamé. nawetu ren ji nag ci gis-gisu waa CNCR baaxul du ci production gerte du ci mboq yeneen variété yi kazalika Sidi Ba moom mooy président conseil régional coopération des ruraux fii ci diwaanu Kaolack. bon ci nuñ ko dundee ñun au niveau du CNCR wax dëgg yàlla jàpp nañu nawet bii ren du nawet boo xam ni du dox la li ko waral benn meññeef surtout ci wàllu gerte doyut. dugub doyut mboq doyut ak yeneen xeetu meññeef parce que ni nawet bi bindoo dafa guddee taw te taw yi teel a taxaw tax na am bi xaw na doy waar li ñu may chance sax moo di njëgu gerte ren lu mu jar mu su ko jar et jàpp nañ itam même jur gi itam dinañ am tolof moo tax mu jàpp ne nag nguur gi war na jël ay motukaayam gaaw ñëw jàppale si béykat yi ak sàmmkat yi ci jamono ji ñuy dem ndax gis na ne nar na metti lool ci ñoom buñ leen gëstuwule ren nar a gudd la ñu am et que ñu njort ni li ñu séntu kilo di dugub di jaree jamono yi 225 ba 250 lu musul am doon jar fanweer ak juróom jamono yi ñu jàpp ni ñàkk moo tax mu toll noonu et que nguur gi ak ñi koy jàppale suñu jëlul seen matuwaay sàmmkat dina am tolof parce que ñax doyut béykat itam te dund ci saxam dundee dugub ak mboq itam dina ci am ay tolof ëllëg. ni nawet bi tëddee ak lii di taw yi tax na itam ñax mi war a dundal lii di jur gi bëriwul loolu tamit waa CNCR di koy xamal nguur gi ñoo ngi doon def nag seen assemblée générale de renouvellement bureau ci la kii di Vieux Sambaka jébal lenge yi kii di Sidi Ba ñu tabb ko mu doon njiit bu bees CRCR Kaolack Ibrahima Thiamé Kaolack rajo Futurs Médias. Ibrahima jërëjëf ñu del si Ndakaaru dem ba Pikine ak pàttaliku tey jële génnuk àddina kii di woykat bu ràññiku woon Ndongolo fukk ak juróomeelu atuk anniversaire u génnuk àddinaam ba tey ji foofee ca gox ba ay xaritam naka noonu tey àndandoom bi woon waaye it ñii di soppe yi di fàttaliku taxawaay ga woon ak moom Ndongolo xereñ amoon loolu avenir ci woy gi Ndongo Ka. Mor Gueye di animateur ci rajo communautaire Oxygène FM bu Pikine mu jàpp ni nag Ndongolo doon na artiste bi nga xamante ni tey jii tax na ba koo wax mu ni la Pikine laa dëkk. la mu daan woy rek lu mu guddi Pikine laay fanaan damay dégg sax nit di wax loolu naan am na woykatam boo leen daan musa wax ne fan ngeen dëkk dañ naan noo Dakar laa dëkk mais Ndongolo moo ñëw wone boppam donc wone na ni moom Pikine gii mu am yóbbu na ko fa sore. Idrissa Thiam moom nag doon na xarit bu yàgg bu Ndongolo ca ba nuy gone. maa ko njëkk a tuddee doom sama taaw bu góor sama jabar ji ma takk ni moom moo tax ma xam ko. moom nag ci wetu Ndongolo ñu ràññee ko ci ca ba muy door di way ba ci carrière am bu gàtt ci bu muy jeex. ci la yëkkati air bi naan ko jàppal may sa yaay mbaa nga jàpp may sa baay mburoo di génne njaay yow génne njaay àll bi yaa ko moom foofu loo commencé woy ci simbi. fukki at ak juróom bi Ndongolo dëddoo ak léegi moom DJ Zap di fàttaliku nag artiste boo xamante ni ku jege woon ay soppeem la. temps mu feebaree ba entré docteur bi da ko mayoon repos fan si di ko laajte saa su nekk xam naa ne xolom moo ko mayul pour mu tëdd looloo waral mu jugaat dem di bëggalaatal fan si am na benn instant boo xamante ni affaire bi daaneel na ko fa mais da ko maîtriser jour boobu moo nekkoon
premier retour am ci bu mu feebaree. Baye Mor Gueye jàpp ni moom it artiste bu ci bëgg a sori te doon ndaw war ngaa roy tamit ci jaar-jaaru Ndongo Lo. bu fi nekkoon ba tey jii kenn waxatu ko ñetti album rek la def ba fii may wax ak yow nii kenn du ko faat li ma waxoon rek moo dellusiwaat mooy suuf dina lekk nit mais dafiy bàyyi ay jëfam. Ndongo Lo daal di wujji boromam fukki fan ak benn ci weeru janvier ci atum 2005 gannaaw feebar bu yàgg bu ko tëraloon fukki at ak juróom ci gannaaw gi ba léegi xel yi ak xalaat yi taxul mu jug ci moom Ndongo Ka Pikine rajo Futur Média. tàggat yaram ñu dalal Cheikh Tidiane Diagne si Cheikh ñu ngi lay ziar ba. maa ngi lay fay El Hadj Assane. bisimilah dañu koy daal door rek wàllu football ci Tugal championnat bu France démb nag dañu doon dabe seeni championnat diggante AS Monaco la woon ak ñi di waa Paris Saint-Germain ca Principauté ca Monaco Paris Saint-Germain nag moo ko fa daal di fekki daal di ko daan ñeenti bal ci benn kii di Kylian Mbappé jot naa dugal ñaari but Neymar jot a dugal benn kii di Sarabia tamit jot a dugal beneen gannaaw googu la jongante nag Paris Saint-Germain dafa gën a dëgëral taxawaayam ci bopp raw gàddu gi leneen li nga xamante ne mën nañ ko wax itam ci dabe gi moo di Rennes moom dafa fekk démb Nîmes ca dëkkam daal di ko daan benn bal ci dara Amiens daal di match nul un but partout diggante ak Reims kii di Moussa Konaté doomu Sénégal nekk ci Amiens moom moo jot a égaliser pour équipe bam boobule di Amiens gannaaw penalty bi nga xamante ne da ko daal di transformé ab jafe-jafe daal di am ci diggante ASC Kawral bu Matam ak njiitu ONCAV di Amadou Kane ci wàllum nawetaan la nag ñoom nag nee nañu démb gannaaw ba ñu doon waajal seen final ak beneen équipe di final départemental ba mu desee ñaari waxtu lañ leen daal di kon bokk yónnee ab bataaxal di ab décision bi nga xam te daal dafa daal di kon bokk gàntal googule final nii dootul amati ndax décision bi nga xam te ni daal nañ ko jël ñoom nag nee nañu loolu du ca dal ndax doon li nga xam te ni tegul ci yoon gannaaw loolu sax ñoom daal nañ amal ab conférence de presse loolu yëpp mu nga amee woon ci teewaay Umar Mbow. dañoo toog xëy FC war a jouer final samedi 11 ñu woo leen téléphone ne seen match amatul. lépp ab PV bu génn ngir annuler final départemental bi mu doon ab document bi waa ASC Kawral bu Matam jàpp ne amul fondement ñu yokk ci ne bile dogal ab parparloo rek moo ko lal maître Kalidou Bari mi yore woon seeni kàddu. décision bu métti dañoo toog xëy ONCAV woote na match bi amul lu xew xamuñu ñu toog ba 23h ce samedi là. ñu indi benn PV ñu ne PV bi nee na FC dafa ñàkk lu tax parce que Kaatoote daf ko porté woon réserve Kaatoote mooy équipe bu ñu gagné woon sur le terrain il faut le rappeler parce que ñun équipe yi yëpp dóor nañ leen ñii 9-0 ñii 8-0 ñii 3-0 ñii 4-0 Amadou Kane c'est lui de le président am nañu ay échange téléphonique moom bind na waa Daara bind na waa Louga mais ñooñu nee nañ ko gisuñu PV. mu doon ab complot ci seeni kàddu njiit yu bile ASC di wax ne bu Kawral football la kon final du am. ils ont raison dañ leen tooñ def ñu metti nekkuma ci ODCAV nekkuma ci ORCAV mais décision bi moo ñu metti parce que texte yi ñu bind mun nañ ko lire firnde yi ñu joxe doyuñu. noppi nañ sax ngir yóbbu ONCAV ci yoon. bind nañu lettre comité directeur pour ñu xam ne lii xew na. bu dee comité directeur bi mënul ñun jaral nañu dem devant les tribunaux parce que organisation privée la. ñaari waxtu rek a desoon ñu tàmbali final bi ñi bokk ci ASC Kawral bu Matam di wax ne dépensé nañ ci lu tolloog 1 million ci suñu xaalis. gannaaw loole nag RFM jéem na jokkoo ak Amadou Kane di njiitu ONCAV waaye moom lu mu xam ne nee ni dana indi tontom lu yàggul dara ñu daal di jublu ci wàllum athlétisme ak lii di relais de l'intégration bu Sénégal bi diggante Banjul ak Ndakaaru ñaareelu édition bi nag danañ ko daal di amal niki week-end bi niki daaw ci première édition bi ASFADI militaire yu Sénégal ñoom ñoo ci jotoon a am ndam ba tax ni fi mu toll nii ñu ngi koy waajal bu baax a baax ngir fexe kon bokk nañu conserver seen titre Abdou Diouf Junior démb daal na doxantu daal di leen seet ñu déglu ko. seen mëbët mooy daanaat Gambie ba noppi def chrono bu gën a baax bu daaw militaires yi ne noppi nañu ngir defaat yi jàlloore Ablaye Mbaye ak Sada Baldé ay athlètes lañu ca ASFA. li nga xamante moom la ñuy jonganteel fii ci Sénégal entraînement yi gëmu ni rek ñun dañu dem ba fekk fa lu ko gën a pire. saa kay gën a defaraat suñu temps bi rek mooy suñu kii mais Gambie mënuñ ci ñun dara dañ ko jëloon dañ ko jëlaat encore day am ay fort am ay moyen bi mën a commencé wala fort bi commencé ak yooyu noonu ay tactique la daal coach bi moo koy gérer selon suñuy performance. waa ASFA nee nañu teg nañu benn programme boo xam ne leer na leen ne suñ ca noppee daañu amaat ndam Cheikh Ndiaye moo leen di tàggat. daal nuñ defoon daaw ba gagné coupe bi noonu la ñuy defaat pour gagné waat coupe bi parce que ku am titre moom da nga koy défendre seetaan nañu Gambie yi ñëw di nangu suñu titre kooku moom xalaatuñu ko. entraîneur adjoint bu ASFA Jacques Sambou lay wuyoo nee na li gën a tax seen xel dal mooy jaloore yi nga xam ne seen athlètes yi def nañ ko. Gambie nag am na benn ndëgg sërëx boo xam ne tegal na ko Sénégal waaye kiy tàggat waa ASFA di Cheikh Ndiaye nee na xam nañu naka la ñuy def ba mën ko teggi. ñoom dañuy jéem a teg dëgër parce que ñoom yaakaar nañ ne seen jigéen ñi ñoo dàq daw suñu jigéen ñi ba su fee ren ñi
ne léegi relevé bi du 10 yëpp ñooy nekk góor mais dina am jigéen ci biir léegi nag ñoom amoon nañ ay athlètes yoo xam ne vraiment dañuy ñëw fii di gagné ak yooyu mais nag am nañ fi ay jigéen ñoo xam ne ñoo mën Gambien yi xale bu ñuy wax Adama Bariba moom déjà ci marathon Eiffage bi passé moom moo jël pay te mu ngi ci entraînement moo ñuy représenté comme jigéen. délégation bu ASFA dina jógee fii ci Ndakaaru alxamis ji lay doon ngir dem foofee ca Banjul bokk ci relais de l'intégration ñu koy war a amal fukki fan ak juróom-ñaar jàpp fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru janvier bi ñu ne. Abdou Diouf junior ñu daal di waxtaane bi la yoon wàllum karaté di championnat d'Afrique bi nga xamante ni ña ngi koy waajal kii di capitaine bu Sénégal di Abdourahmane Moundor Sène doon juróom-benn yoon champion d'Afrique mu ngi koy waajal bu baax a baax ba tax na jamono gi sax ma nga ca tugal gannaaw contrat bi nga xamante ne daka daal di xaatim diggam ak benn sponsoram ñu fas yéene ko gunge nag ci yoonu qualification JO Tokyo 2020 ñu déglu ko Abdourahmane Moundor Sène ci micro Youssouf Bodian. contrat bi nekk na contrat bu am solo pour man ndax daf may jàppale ci sama préparation pour Jeux olympiques yi di ñëw ci tournoi de qualification bi loolu sax moo tax ba jamono ji maa ngi France ngir gën a mën a préparer wu ci ay conditions yu gën a baax ABO nag nekk na groupe bi nga xamante ne dafay positionné wu comme leader ci wàllu équipement sportif ak loisir ci lu jëm ci Jeux olympiques ñoom nag ren ji dañu wax ne dañoo bëgg jàppale sportif africain yi kon buñ ma tànnee man ngir ma nekk sportif africain bi leen di représenté ci qualification yi jëm ci Jeux olympiques yi nekk na li nga xamante ne dama naan sama sag la waaye itam sagu Sénégal la te rek maa ngi am yaakaar ne ni ñu ma tànnee nii dinañu ko continuer pour jàppale sportif ak sport africain échéance yi nga xamante ne moom la ñuy waajal jamono ji te mu war a am weer bi di ñëw ci mois de février bi mooy championnat d'Afrique fële ca Tanger ci Maroc jamono ji nag ñu ngi préparé wu ñu ngi entraîné wu di ko préparer comme ni ñu koy defee chaque année ngir représenter Sénégal ci nu mu gën a rafetee ngir continuer comme ni ñu ko yàgg defee teewal Sénégal et puis indil ko ay raaya sur le plan international ak karaté bi. championnat d'Afrique senior junior ak cadet yu karaté danañ ko dal di amal ca Tanger ca Maroc juróom-ñaari fan ci weeru février jàpp juróom-ñeenti fan. ci jigéen ñi Sénégal nag moo di équipe championne en titre ci wàllu équipe yi Alaaji Assane fii lañ koy daal di yamale xibaaru tàggat yaram. Cheikh Tidiane karaté tenté wu la wala football rek yow. football rek dama ne karaté baax na de ci jamono yi. waaw jamono gi pour assurer sa sécurité. mu ngoog baax na ci loolu. jërëjëf sëñ Cheikh. jaajëf Guèye. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñu yegg seeg yéen ci wàllu culture gi ak soxna Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi fukki fan ak juróom-benn ci weeru janvier atum 2005 la woon bis bu tiis ci Pikine ci banlieue bu Ndakaaru gox boobu nga xamante ne foofee la Ndongo Lo juddu moom mi bokkoon ci révélation musique sénégalaise ak présentation album bi ñu dippee Traversée mu di album bu Ablaye Cissokho mu def ko en collaboration ak groupe iranien bi di Constantinople fukk ak ñaari titre yoo xamante ne ak ñaari instrument traditionnel lañ ko réalisé sitar ak kora. Oumar Mbow. doomu Sénégal ak doomu iranien booloo ñeel musique Kia Tabassian ak Ablaye Cissokho yëngal kora ak sitar lëkkaloo ko ngir mu doon benn ci ñaari artistes yi nga xamante ne bokkuñu continent. Ablaye Cissokho. bi ñuy njëkk a tëgg am nañ bu ñu tëgg mu neex après ñu nekk ci après beneen ñëwaat ñu ne non bii moo daaxati après ñu ne léegi ban la ñuy tànn bii wala bee léegi ñu daal xamuñu. fu ñuy waxee loolu feneen leneen ñëwaat ainsi de suite ba affaire yi bari nag boo dindi rek am lu wàññee ko ci beneen bi. tukki yu bëri ci wàllu musique moo tax ñu tuddee seeni album bi Traversée mu doon ab xalaat bi ñu sukkandikoo ci Ablaye Cissokho bu yomb la woon. bi ñuy ànd di dox ànduñu woon di dox pour def album balaa ñuy def sax premier album bi fekkoon nañu du ma ne wër àdduna mais fekkoon nañu tourner lu bari xëy na coono bi ñu amoon ci bële amuñu ko ci bii dañ ñëw rek mu sotti. mu doon ñaareelu album diggante bile iranien ak doomu Sénégal bii di Ablaye Cissokho album bi nga xamante ne nar nañ ko siiwal bu baax fii ci Sénégal ab benn tournée nationale aljuma ji fale ca Saint-Louis ak Ndakaaru